vehicle is available at our disposal, we would like to assure the Honorable Minister and His Excellency as well that we will monitor our young people who are actively engaged in various aspects of agricultural endeavors. Omar C., the vice chairperson of the Gambia Football Association Normalizing Committee, equally thanked the Gambian leader for the invaluable support he has given to Gambian sports, most especially football. The 25-seater minibus, he said, will enhance the easy movement of the female Scorpions players. Whether it's in football or in basketball or in farming, if you try, there is a benefit and a reward. So we thank him, Mr. Minister, and please extend our sincere gratitude to him. Of course, we would also like to thank you personally, because since you've taken office, we have seen the huge strides that have been made in all areas and branches of your ministry. Both Umar Sy and Nuha Jammeh promised to ensure the proper maintenance of the vehicles, something the Youth and Sports Minister was greatly concerned with. I hope in 10 years down the road we will come here and find these vehicles serving the purpose for which they have been given. And that can only be possible with good maintenance culture, with good handling, with good drivers who are responsible, and also only vehicles making them operate for the purpose for which they have been given. This mini coaster is for the girls to facilitate their mobility. The pickup is mainly for the NYSS farms. If we stick, in my opinion, to that framework of operations, a good driver who is responsible, with a good maintenance culture, and ensuring only that they are used for the purpose that they have been given, 10 years, I can assure you, down the road, you will come and find these vehicles here. The minibus will be used by the female Scorpions, whilst the pickup is intended for the monitoring of NYSS farms. Mohamed S. Jallo, GRT Sports. And before we end this edition of the news, a reminder of our headlines. Ministers and permanent secretaries Wednesday wrap up their retreat in Kanilai with calls for greater commitment towards the attainment of certain national development targets. Somali troops backed by African Union forces have captured one of the last remaining bastions of the Al-Shabaab militia, but the AU peacekeepers now face the daunting battle of winning the hearts and minds of ordinary Somalis. 2 years since apologizing for the role of Belgium in the assassination of Patrice Lumumba, a Belgian court has given the go-ahead for new investigations into the mysterious death of Congo's first lawfully elected prime minister. And hunger in the face of a multi-billion-dollar rocket launch, the United Nations Children Agency said many North Koreans are starving and fleeing into neighboring China, while the secretive nation injects top dollar into its much-condemned nuclear technology. That brings us to the end of this edition of the news. Thanks for watching. Join us at 10 for another bulletin. Meanwhile, enjoy the rest of our programs. Lewato programme yu bore la buñ leen di isil alxamis bu nekk ci GRTS dama ne ànd leen nak Linguère GRTS mu isil leen lamba yi nga xam ne moom ngeen soxla dina fekki naka borekat yi ci seen tàggatukaay yaram yi waaye tamit dina waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo xam lambi démba ak lambi tey programme bi nag dinañ leen ko isil alxamis bu nekk ci juróom-ñetti waxtu yees genn wàll ci ngoon bi ci juróom-ñetti li di pour fee jàppale ki nga xam ne mooy ndugi woon yoo bi galgal na ko daaneel na ko Linguère xaritu mbër yi yaa daan maa daan moo daan coow li bëri na xarale yu beet dekkil cosaan le waat rongo asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yonente bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur yi am di jàmm yi ak jamono yi képp koo xam ne yaa ngi seetaan sa programme Leewtoo fii si GRTS ngeen di si ànd ak seen doomi ndey Linguère
si biir programme bi nag kii nga xam ne mooy Gambia Wrestling Federation bi seen président ñu xamee ko si Matar Jaaju oote na ak ñoñam ñu am waxtaan yoo xam ne ñu ngi ko doon gaaral si lii nga xam ne mooy wàllum bëre fii si réewi Gambia réeréew leen mbir ne season bi dafa tëju woon waaye jamono yu nag ibbi neen ko bis ni ki tey ba waral na kii nga xam ne mooy président yi GWF gaaral na ay kàddu du ñu def dara loolu déglu ko waaye gannaaw bu mu gaararee ay kàddoom moom it abal na kii nga xam ne mooy vice président bi ñu xamee ko si Silon mbokk yi du ñu def dara lu dul bàyyi leen ngeen sitaan li nga xam ne moom la leen lewaatoo andil tey oote bi daal oote jàmm la because boo leen bàyyoon xel bëre daf dee am waxtu bi nga xam ne dañ ko dee tëj si daf dee am time bi nga xam ne dañ dee close season bi so mu nekk li nga xam ne bu ñu ko close dañ dee nekk def ay yeneen liggéey yi nga xam ne yu war a dem si wàllu bëre bi la. The official opening of the 2012-2013 wrestling season balaa booba nag naa daaneel fii suma kaddu ma jox ki nga xam ne kooku moo nekk si njiit yi moom mu continuer wax ji daal. Alhamdulillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim barke Sëriñ Bamba ñu ngi nuyu ñi nekk fii ci high table bi yëpp waaye nuyoo bi nag ñu ngi cee jiital suñ président Alhaji Matar Jaaju président Gambia Wrestling Association xam ngeen ne liggéey bi liggéey bu jafe la liggéey bu miti la bon balaa maa dugg ci mbir mi damaa njëkk a gërëm exécutif bi ñi nga xam ne ak organising sector yi ak branches yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci exécutif bi ba mun a tax lii mun a possible parce que depuis ñu tàmbalee ba léegi mu mel ni ki section bu nekk rek dañ la sas ay liggéey te ñëpp ñu ngi taxaw ci liggéey boobu ni ko secrétaire général waxee tey bés la bés boo xam ne ubbi làmba ji su agsee ci président bi moom ci waxam moom dina ubbi làmba bi ñun dañoo joxe kàddu rek jiital kàddu ngërëmaange ci nga xam ne ñoom lañ bokkaloon liggéey bi waaye ki war a déclare kooku mooy président bi ñu ngi gërëm président bi ci taxawaayam ak ci gis-gisam ak teete bi ñu teete omat bi ñu omat jiite ñu ci yoon yi naka la ñoo def ba bëri bi mun a dem ci kanam ñun li ñu fi nekkee comme ni ñu ko président bi jàngalee lépp luñ fi amee mbur yee ko moom Gambia ko moom promoters ko moom lépp luñ jëlee ci seen loxo muy wàlli laysin loolu dina leen may doole ñu jógee fii ak feneen fudul fii mun faa bëri moo tax bëri bu njëkk ba ak léegi foo dem réew moo dem ay sarta ñooy am bon Gambia du des gannaaw ci sarta yooyu comme ni ko secrétaire général waxee am nañ ay rules and regulations yu ñu fi def rule and regulation nag suñ ko defee ba pare jox la ko ngay promoter wala ngay stakeholder war ngaa xam nga jàng ko xam li ci nekk parce que amatul xaw ma ko de suñ la ko xasee jox bul dem rek nga ubbi sa armoire nga def ko fa nang ko jàng soo ko mënta ko jàng na nga ut ku la ko jàngal moo xam mbur mi la moo xam promoteur bi la moo xam keneen ku dul loolu waaye arène dafa am lu ko aar mooy loi ak loi réew mi ak sarta yi secrétaire général wax na ko loo gis am na sarta bu dee dafa am sarta yi nag mu ngi nii ci kayit yi na ko ñëpp jàng na ko ñëpp xam te nekkul fi nag sarta bi nekkul pour benn section wala benn nit même man mii wax sax su ma yaaxee sarta bi dafa dal ci suma kaw bon na ci ñëpp bàyyi xel. man maa ngi tudda Matar Sène di PRO of the Gambia Wrestling Federation tey nag fi ñu toog ni executive yaa fi toog ñi nga xam ne yéen a leen jël ñu teg leen fii si table bi pour ñu taxawal fi réew mi yëpp nekk refli yi nga xam ne dañoo toog si diggante mbër yi ak promoteur yi ak lépp luy yóbbu làmb si kanam ku ngeen fi mëntu gis mu toog si executive yi la bokka ñuy liggéey si mbiram bëre bi pour jëmale ko si kanam tey nag lu ñu fi indi mooy yàgg nañ di liggéey nit ñi yàggamti woon nañ ko mooy officiel yi open di sisin pour ñu dugga si jaama génn si jaama lépp lu nga xam ne nit soxla na ko pour xam ko si bëre dinañ la ko wan tey dinañ la ko jox su ko defee ngeen jàng ko njëriñoo ko bëre bëgguñ mu delluwaat gannaaw dañ bëgg mu dem si kanam parce que ñëpp ñu ngi see pousse pour mu dem soo war nañoo mën a pousse pour mu dem loolu lañ leen bëgg a yëgal si gàttal te loolu moo fi war a xew tey si bis ni ki tey. soo gisee ñu toog fii ni si panel bi fii dañoo ñoo déglu suñ président bi pour déclarer the opening of the wrestling bi si Gambia képp ku nekk mbër ak promoteur soo déggee suñ président bi
mu declare opening of the wrestling bi in the Gambia na ñëpp try soo nekkee promoter suñ declare opening bi nga try soo amutoon sa lansin bi nga try ñoo jënd sa lansin maa ñu try ñoo register am sa lansin boo nekkee mbor tamit nga try ñu am sa lansin bi because suñ declare opening amuloo sa lansin promoter di tega yow doo mën a bore